allo salaamaaleykum wa rahmatullahi. waaw sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar. laaj nga laaj j'ai parlé de coloniser des terres yoo ñoom ñooy les Palestiniens jamono ji nga xamee ni ñi ngi ñëw foofu pour installer wu fi il y a déjà un peuple boo xamee ni ma nga fa nekk di fa dund peuple boobu moom la ñuy tuddee le peuple palestinien. ci jamono jooju xam ngeen ni anglais yi ñoom ñoo yore woon lu ñuy tuddee alwisaya mooy li nga xamee ni juste après maanaam première guerre mondiale dafa am ay réew yoo xamee ni dañoo nekk sous tutelle donc de certains pays donc jamono jooju Palestine ñi ko yilifoon jamono jooju moo nekkoon les britanniques muy anglais yi donc ñoom ñoo leen yilifoon bi ñu demee ba 1917 am lu ñuy tuddee la déclaration de Belfort mi ngi am ci 1917 anglais yi ñoom ñoo ko def pour permettre les juifs yi nekk Europe ñu ñëw installé wu foofu ci Palestine donc nga gis ni il y a un décret une déclaration boo xamee ni ñu ngi ci jublu indi ay juifs ñu ñëw dëkk si Palestine loolu mooy point bi nga xamee ni mooy ñaareelu point boobu am na bu ko jiitu am na sax yeneen ak yeneen yu ko jiitu yu yàgg xam naa bu ñu amee jot dina ci gën a ñëw mais bi cëpp solo nga xamee ni mooy bi Théodore Herzl jiite mooy le autrichien bi nga xamee ni journaliste la woon moom moo dajale juif yëpp ci conférence bu ñuy tuddee benn congrès bu amoon Bâle en Suisse mi ngi am ci 1897 juif yi sionisme mondial dajaloo na ci Bâle en Suisse pour décider créer benn état maanaam ca Palestine jamono jooju sax ñu ngi doon wax Ouganda mais mujj gi Palestine la ñu décider def fa seen état donc nga gis ni kon dañoo fekk suuf boo xam ne am na ñu fi nekk di fa dund ñoom ñu ñëw nii nag dañoo bëgg ñu xajal leen foofu ñu def fa seen état loolu mi ngi am ci 1800 je parle de 1897 donc juif yi di dox ci loolu di def ay lobbying ci àdduna bi lu nañu di ko def pour taxawal loolu ginnaaw loolu aussi am na yeneen mouvement yu fi jaar mais du mouvement yu ko tax a am solo lool mais daal li am solo ba jàpp ko mooy bi loolu jàllee en 1917 la dem ci anglais yi pour ñu jàppale leen pour ñu am état foofu ñu am commencé dëkk pas état mais commencé dëkk 1931 ci la leen anglais yi maanaam aussi jàppalewaat pour ñu taxawal nag lu ñuy tuddee un état juif donc foofu ci Palestine 1931 donc jamono jooju Nations Unies sax existé gul donc 1931 ci benn conférence bu amoon aussi Bâle donc fa lañ ko defee woon donc loolu moom mooy étape yi nga xamee ni Palestine jaar na ci digganteem ak Israël waaye bi ñu passé 1931 1947 décret bi nga xamee ni mooy décret su ma juumul 1881 bi nga xamee ni moom la Nations Unies jël en 1947 muy 181 décret Nations Unies 181 bi nga xamee ni moom mooy jox ñi nga xamee ni ñooy israélien pour ñu créer seen état ñu séddale Palestine def ko ñaari xaaj donc bu ko defee kenn ku nekk mën a am dëkkam loolu 1947 la bi nga xamee ni ki nga xamee ni mooy anglais yi jóg nañu géej ga bàyyi Palestine yi ñoom yoratuñu tutelu Palestine loolu mi ngi amee ci 1948 le 14 novembre donc le 13 novembre pardon 1948 donc le 14 novembre Ben Gurion xam ni jamono jooju moo jiite woon foofu ci Palestine ci Israël moom moo déclaré nag état juif wala ni léegi ñun kon léegi am nañu sunu état léegi état bi
ni nga xamee noonu la ko Nations Unies décrété en 1947 donc 1 an lañ ci teg ñoom it ñu déclaré seen état ni léegi am nañu seen état donc kon nga gis ni mbir mi donc ay pexe la yoo xam ne dañu koo def pour ñëw bokk ak suuf si palestiniens yi ñu dem ba ci biir ñu commencé nag léegi di nangu suuf yi parce que am nañu doole commencé léegi di coloniser terre yi loolu li ko jiitu aussi am benn xare boo xamee ne amoon na diggante Jamal Abdel Nasser mooy la guerre de 1967 pardon 1956 donc maa ngi jégalu dama amoon lu ma coupé donc xare bi amoon ci canal de Suez nga xamee ni Jamal Abdel Nasser moo xëy li jëm ci canal de Suez maa ngi jégalu seen base yi nekkoon foofu ci canal de Suez en Égypte donc loolu indi benn xare loolu mi ngi am en 1956 donc xare boobu moom lañ tuddee al udwanu sulasi donc nga xamee ni anglais yi français yi ak israéliens yi ñoom ñoo attaqué Égypte donc xare bu metti la woon après ñu gagné égyptiens yi ci lañ taale Boursaïd et cetera xare boobu jeex parce que boobu français yi dañoo gis ni Jamal Abdel Nasser mi ngi doon jàppale ñi nga xamee ni ñoom ñooy algériens yi nga xamee ni ñoo doon révolté contre français yi en Algérie naka noonu Égypte dafa jëndoon ay armes ci tchèques yi donc li ñu tuddee al asliha tchikiya donc israéliens yi tamit ñoom tamit ñu ngi doon xaar ni ñuy fexe ba mën a dëkk parce que Égypte mooy seen ennemi bi nga xam ne moo sësoon ci ñoom pour ñu mën a ñoom it mën a féex ak seen suuf donc gis nga ko noonu loolu mooy indi xeex bu njëkk bi léegi xeexu ñaareel bi nag mooy 67 mooy bi ñëw 1967 nga xamee ni arab yi ñoom ñëpp dañoo dëppoo ni léegi dañuy dal ci kaw Israël mais xeex bi moom fi mu tàmbalee mooy bi nga xamee ni déclaré nañu état juif en 1948 arab yi ni duñ ko nangu ñu taxawal état juif ci biir Palestine loolu moo indi xeex bu métti bi donc xeex boobu moom moo dem ba yegg si donc créé li nga xam ni mooy guerru 67 bi nga xamee ni xare bu méttee métti la ci la Palestine Israël maanaam tëdd nag ci suufas arab yi tëdd ci le Golan muy Jolan tëdd ci ad-Difa al-Gharbiya muy bande Gaza muy Gaza aussi li nga xamee ni moom mooy Sinaï ñu koy wax Seyna donc yooyu yëpp Israël yi tëdd ci loolu la ñuy tuddee al aradi al muhtalla les terres occupées par les Palestiniens les Israéliens tey jii naar yi ñu ngi ni siiw mu génn ci parties yooyu nga xam ne ñoom la ñu tuddee les parties occupées wala colonisées donc nga gis ni kon xare bi lu yàgg. voilà ñaari peuples yi maa ngi ñëw nag léegi ci historique bi ñaari peuples yi kan moo fa Israël Palestine nu mu tëddee woon ci jamono jooja bu njëkk kawru Babil la tuddoon nga xamee ni ay peuples yu bëri ñoo fa nekkoon juif yi ay nomades lañ mës a doon ay nomades moo tax ñu tuddee leen abraniyoon li annahum kaanu ya'buruna donc nahral urdun ak tamit dañu doon jéggi di dem ak ñëw maanaam nekkuñu woon un peuple sédentaire c'était un peuple nomade mais ci gox boobu la ñu nekkoon parce que Tawraat wax na ko Alquran wax na ko donc bi ñu génnee Égypte ak Moussa ñëw dëkk foofu xam nga ni ki tabax temple bi juif la donte du juif ci religion mais juif la muslim la dans le sens que ni diana tawhidiya la doon woote muy Souleymane Daouda fa la newoon ñoom ñëpp ci tribu juif lañ bokk mais maanaam foofu lañ dëkkoon kon juif yi am nañ foofu cosaan palestiniens yi aussi ba fa juif yi di ñëw aussi ña nga fa woon ñoom la ñu tuddee alkanaaniyun donc suuf la boo xamee ni gox la boo xamee ni ñu bëree fa dëkkoon gis nga ko noonu phéniciens yi Achori yi nii ñoom ñëpp foofu lañ dëkkoon donc gox la boo xam ne ñu fa dëkkoon dañoo bari donc pour ñu mën a désigner historiquement kii moo jiitu sa morom loolu lu jafe-jafe la kenn ku nekk da ngay taxaw fi nga taxaw rek wax ni maa fi jiitu mais lu koy saxal historiquement moom amul wala boog gisuma lu ma koy saxalal man personnellement historiquement ni kii moo fi jiitu kii ñoom daal ñoo fa bokkoon di dëkk ndax ñoom ñëpp ce sont des peuples sémites buñ ko fàttee c'est des peuples sémites ñoom ñëpp ci Ibrahim alayhi salaam la ñu jógee donc nga xamee ni Ibrahim moom moo jur Ismaïl jur Ishaq jur Yaquba Yaquba jur Ismaïl ak Ishaq moom mooy maamu juif yi Ismaïl mooy maamu arabe yi donc ñoom ñoo bokk benn maam foofu lañ doon dëkkee donc wax ni ñoo fi jiitu kan moo fi jiitu seen maam fa la newoon donc kan moo mën a jiitu sa morom foofu donc loolu yëpp il faut que ñu xam ko mu leer
naka noonu foofu juif yi fa lañ newoon seen diine fa la newoon christianisme ñëw Isa fa la newoon Marie fa la newoon donc l'islam ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa la rañaane fa la demee aussi ci guddi ga jullee fa yonentu yëpp ñu considéré ko comme salisul haramayn troisième lieu saint considéré ko comme la première qibla des musulmans donc jullit ñi daa lañ jublu foofu pendant 16 mois jullit ñi di jublu foofu donc di julli ba yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbir mi neexatu ko woon ak nara taqalluba wajhika fi sama fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha donc yàlla woon ko beneen qibla boo xam ni moom la moo ko gënaloon moom mu jublu Màkka donc loolu mooy historique bi ci gàttal pour wax ni kan moo jiitu foofu loolu historiquement ça pose un problème kenn ku nekk fa nga taxaw ngay waxee mais li am solo ba am solo mooy ñoom ñëpp ñoo dëkkoon foofu parce que ñoo bokk benn maam bi ce sont tous des peuples sémites léegi nag li xew ba xew mooy ni ñoom juifs yi à 1800 à 586 avant Jésus-Christ amoon na lu ñu tuddee les captifs de Babylone lu ñu tuddee al asrul babili ñu dàq leen ku ñuy wax Abukanazor jóge woon Babylone benn buur la woon benn commandant la woon moom la ñu tuddee ci arabe Bukhtanasar moo ñëwoon jàpp juif yi dóor leen rey leen toj temple de Salomon bi jël juif yi jàpp leen ay jaam yóbbu leen Babylone loolu mi ngi am woon ci 586 avant la naissance de Jésus-Christ ba juif yi dellu siwaat avec le prophète Daniel ñëwaat dellu siwaat su dëkkaat Palestine loolu aussi continuer ba ci romains yi ñëw bi romains yi ñëwee benn buur bu ñuy wax Tito moom moo ñëw donc dóoraat juif yi tasaarewaat leen tojaat temple bi donc juif yi tasaaroo ci àdduna bi boobu lañ tasaaroo nag ci àdduna bi léegi ñoom pour ñoom retour bi ñu doon wax mooy dellu siwaat parce que dañ leen faa jëlee te neexu leen woon dañ leen toj seen temple rey leen tasaare leen ci àdduna bi ndax ñu woon ñoon dañuy dellu si seen dëkk ba nga xam ne mooy seen cosaan donc seen cosaan ça veut pas dire que du cosaanu ñeneen cosaanu palestiniens yi la seen cosaan la waaye li am solo mooy ni ñu bëgg a ñëw installé wu foofu ci ay pexe yoo xam ne Théodore Herzl moo ko def comme ni ma leen ko waxee ci conférence su Bâle en 1897 ñu ni dañu bëgg a taxawal benn état sioniste maanaam foofu ci Palestine ñu di ci dox ba 1917 avec le décret de Belfort boo xam ne moo leen di wax ne ñëw leen ngeen commencé dëkk en 1900 le nombre des juifs donc ci Palestine mi ngi nekkoon 5% en 1947 juifs yi ñi ngi nekk foofu 31% nga gis ni kon yokk bi gaaw na Hitler xam nga ni jël na luy tolloog 30 000 ba 40 000 personnes yoo xam ne jóge nañu Allemagne jóge ci Europe ñëw di dëkk si Palestine pour peupler foofu donc dañoo ñëw pour peupler pour gën fee bari pour mën a occuper dëkk bi ba gis nga ko bi guerre bi amee en 1960 guerre 67 ci la ñu nag occupé waa territoire yu gën a mag gën a yaatal ba tey jii gis nga ko ni bande de Gaza occupé nañ ko côté Golan bi occupé nañ ko égyptiens yi donc ñoom ñoo négocier seen parti te niñ ko négocier baaxul ca Camp David en 1978 donc ñoom ñoo négocier parti boobu nga xamee ni léegi delluwaat nañ leen Sinaï avec des conditions yoo xamee ni yu doy waar la yoo xam ne ba léegi dañ koy nëbb mais loolu moo indi Égypte reconnaître Israël comme État donc naka noonu saoudiens yi aussi en 1982 ci lañ commencé wax ni la ñuy indi li ñuy tudde la normalisation ak tatbiq pour reconnaître Israël comme État donc lii daal ci gàttal mooy histoire bi nga xam ne moo xew foofu tey jii Israël daanaka dëkk bi yëpp daanaka moo ko yilif ba mu des benn partie ci Palestine donc Jérusalem est nga xamee ni arab yi palestiniens yi ñoo ko jiite woon ak une partie ci Jérusalem maanaam al-Quds mais léegi gis nga ni juif yi ñoom ñoo jël loolu yëpp féetale ko ni loolu seen état la bokk te ñu ngi gën a yaatu bés bu nekk gis nga ko noonu ni ñu ñëwee ci fi ñuy tuddee Cheikh Chourah donc nga xamee benn dëkk bu ndaw la nga xamee dañoo ñëw génne population yi ni leen léegi. allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ Moustapha dafa mel ne sa laaj boobu tontu naa ko nee naa la béréb boobu diine yëpp a fa daje les trois religions monothéistes yëpp a fa daje kenn ku nekk ci am wàll juif yi am nañ fa wàll chrétiens yi am fa wàll jullit ñi am fa wàll ndax tey jii boo xoolee juif yi ak chrétiens yi foofu mooy seen lieu de pèlerinage nga xool l'islam aussi dañ ko def mu nekk salisul haramayn ñu wax ni yonentu sallallahu alayhi wasallam ni benn julli foofu mi ngi tolloog juróomi téeméeri julli ci fudul foofu à part Makka ak Medina donc nga gis ni yonentu sallallahu alayhi wasallam foofu la ko yàlla tànnale mu def al mi'raj maanaam fa la defee isra mais foofu la defee mi'raj mooy l'ascension foofu la jógee dem asamaan
dem seeti àjjana yi wër indi julli foofu la ko jëlee foofu la déparé donc foofu la yàlla tànn mu nekk point de départ am naka noonu foofu la jullee yenente yëpp nekk foofu ñëw mu julli ànd ak ñoom jiite leen donc imam boo déggee ñu naan imamul anbiya wal mursalin looloo ko waral parce que foofu la nekkoon seen imam di leen jiite donc voilà nga gis ni kon ñetti religion yëpp dañ fa am part ndax Isa foofu la nekkoon Marie foofu la newoon gis nga ko noonu Moussa foofu la newoon Yaqub fa la newoon David fa la newoon Souleymane fa la newoon kon ñetti religion yëpp maanaam li ñuy tuddee les religions monothéistes donte benn religion la muy al islam ndax inna diina inda allahi al islam benn diina bi mooy diina tawxid yëpp foofu seen cosaan la ñoom ñëpp am nañ fa ay lieux sacrés le temple de Salomon muy haykal Souleymane bi nga xam Souleymane moo ko tabax donc fa la nekk donc nga gis ni kon béréb la boo xamee ñëpp a ci am cër ci côté diine léegi nag boo demee ci juif yi ñoom dañ naan la ñoom seen ardul miad la nga xamee ni c'est la terre promise par yàlla leen koy promettre ko Seydina Ibrahim alayhi salaam alquran ñëw aussi wax leen dugg leen ardul muqaddasa alquran wax loolu leen dugg leen lati katabaha allahu lakum nga xam ne yàlla bindal na ni yéen fii da ngeen fi ngeen war a dëkki xam ne loolu ñëw na ci alquran donc waaye tamit ñëwaat na ci suratul isra ni ñoom danañ leen fa génnee daka waadullahi ni nga xamee noonu la ko alquran waxee ci suratul isra wax ni julit ñooy mujjee foofu waaye kon ñu xam rek ni béréb la boo xamee ni daal béréb bu sacré la béréb bu am barke la ndax alquran wax na ko subhaanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid al aqsa allazi barakna hawla donc yàlla nee na exalté soit le Seigneur qui a fait voyager son serviteur donc de la Mecque à Jérusalem un lieu qui est béni donc allazi barakna hawla donc boo xamee tout ce qui est autour de ce lieu là qui est Jérusalem il est béni ce lieu donc par Dieu par aussi yenent yuñ fa suul parce que aussi foofu la yenent bi defee isra wal mi'raj wala defee al mi'raj pardon foofu aussi la ñu suul la ëpp ci yenent yi foofu mooy thalisul haramayn moo nekkoon première qibla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite fa maanaam di fa jublu pendant 16 mois donc loolu yëpp ce n'est pas anodin mon frère jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ñun suñu taxawaay en tant que jullit mooy li ñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal mooy unsur axaaka zaliman aw mazluman jàppaleel sa moroomu jullit dimbali ko assister ko moo xam dafa tooñ moo xam dañ koo tooñ donc te gis nañu ni foofu ak tooña nga fa suñuy bokk jullit lañu waaye ak tooñ da cee rax donc ñu ñëw këf seen suuf coloniser leen di leen bunduxatal di leen opprimer di leen teg ay coono yu métti banda Gaza la fay xew lu doy waar la loolu jullit bu nekk waxuma la jullit waaye nit ku nekk koo xamee ni xol mi ngi ci sa biir boo xamee ni day yëngutu nga nekk nit sa bopp am bopp mu jëm kaw am ay tànk mu jëm suuf war nga jóg xam ni am nga warteef am nga obligation pour war a jàppale ñooñu xam nga li ñu tuddee ittihad al alami li ulama al muslimin te al cheikh al raysuni al maghribi jiite ko ñoom génne nañu sax fatwa ni dafa war la ci jullit yëpp ñu jàppale Palestine taxaw leen warteef la maanaam c'est une obligation religieuse pour ñu taxaw ci seen wet jàppale leen dafa mel ne tamit àdduna bi mi ngi wuy si Palestine ci jamono yi nga gis ni li xew ni mësta xew engouement bi manifestation yi partout dans le monde di contester ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est vraiment abominable ce qui se passe c'est vraiment catastrophique ce qui se passe actuellement en Palestine ay nit yu ñu jàpp di toroxal di génne seen kër gis nga li xew ci Cheikh Jarrah la fa xew nga xamee ni dañuy ñëw fekk famille ñu génne la sa kër ni la fii du sa kër dëkkatoo fii maanaam toroxal la nga war a dem Jérusalem war a julli ji ñun la doo julli ji doo dugg dafa foo bëgg a dem ngay il faut autorisation courant amul ndox mu sell amul njàngale mi kenn xamatul nu mu demee société yi tëj nañ ko aide humanitaire bi jógee extérieur yëpp dañ ko bloqué bëgg ñu mu yegsi ci jullit ñi donc nga gis ni kon la fay xew lu doy waar la bépp jullit boo xamee ni sa xol bi tuuti ngëm a ngi ci wala tuuti doomu aadama ngi ci war nga taxaw ci wetu le peuple palestinien jàppale leen waaye ci kaw loolu damay wax ni il ne faut pas et surtout pas
qu'on religiosise donc ñu religiosiser maanaam li nga xamee ni mooy le problème Palestine li nga xam ne mooy Israël ñu fexe ba bañ ko def mu nekk yëfu diine waaw ñu bañ ko def yëfu diine parce que donte diine am na ci cër waaye ñu xam ni c'est une colonisation ñuy ñëw di coloniser lañu ñoo xam ne dañoo ñëw pour not un peuple ñoo xam ne dañoo ñëw pour këf suufas jaamur kon nañu jël problème bi xoole ko noonu défendre ko noonu parce que noonu mooy tax àdduna bi yëpp mën ci adhérer parce que àdduna bi yëpp duñu ay jullit am nañu sensibilité am nañu yëg-yëg ci li xew Palestine bu ñu xoolee jamono ji dinañ gis ni société civile bi partout dans le monde yëngatu na kon nag bu ñu ko defee yëfi diine commencé allahu akbar la ilaha illallah allahumma unsurul muslimina nangam ci sunu kii yëpp day dem ba nga xamee day nuroog yëfu diine contre diine te boobaa day mel ne ni xëy na duñu mën a gagner combat bi nuñ ko bëggee à 100% kon bu ko defee nañ ko yemalee xam ni c'est xëccoo la xëccoo suuf la colonisation la notel la peuple bu ñu opprimé la te defe naa ni loolu mooy li nga xamee ni àdduna bi yëpp mën nañ la see fekk si ndax nit ñaa ngi ciy teg seen bët jaxaran gis nañu 200 décret 242 bi nga xam ni Nations Unies moo ko joxe depuis que Israël existe ba tey jii maanaam pour mu génn ci les terres occupées ba tey jii mënu koo def amul benn résolution bu ONU di def mu d'accord ci donc nga gis ni kon loolu yëpp ay tooñ la yoo xam ne àdduna bi fees na ñëpp xam nañu Israël ci tooñ la dëkk kon jàpp naa ni xadiya bi foofu rek lañ ko war a jàpp yal na yàlla dimbali waa Palestine yal na yàlla xettali ba génne leen ci musiba yi ñu nekk génne leen ci tooñ donc bu ko defee gox boobu yàlla wàccee fa jàmm ndax gox bu barkeel la gox la boo xamee ne ay wàllu yu ay nit yu baax ñu ngi tëdd foofu gox la boo xam ne àdduna bi yëpp force yëpp war nañoo jóg ngir jàmm dellu siwaat foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh